Buna illetita, Buna tuiti, Buna est-ce que ça fait, ils ont été. Bu ma teggaa ci bi ñëwal. Asalaamaaleykum bëtt ma ñu ma wax pëcc pax génn sama gars yi na ngeen def dafa mel ni que c'est 100% yi ñu ñëpp ñu jot si 100% yi léegi nag sama gars yi bu leen fàtte like partager abonné ma ñëw décortiquer leen ko fataxil leen ko mais damay commencer si image yi mais loo leen gis dina am ay ñam dina am ay ropp dina am ay pic dina am ego trip mais dama ragal ni projet bi bu génnee ku nekk dina si gis boppam lu tax ma wax loolu balaa ñu siy dem Blacklion and Technology facaxal waari ka ñaari balka ñamal ba sama chéri Oji nigga sama siri ma nigga sama siri ma nigga benn bitches duñu diri ma nigga benn bitches duñu diri ma nigga Oji nigga sama siri ma nigga Oji nigga sama siri ma nigga benn bitches duñu diri ma nigga benn bitches duñu diri ma nigga bu générique bi jàllee dañuy dugg si affaire bi comme ni ma leen ko waxee balaa may dugg tey di génnee yenn punchline yu ma si gën a neex yenn bagages yi dañuy dugg si début bi dégg ngeen début bi qu'est-ce qu'on a vu dites-moi Bouna monsieur le professeur qu'est-ce qu'on a vu dans le début dañoo gis benn xale buy égaat ak ay moromam jàpp leen boobu benn xale buy égaat ak ay moromam benn grand woo ko ne ko booy mu ne ko naam mu ne ko ñëwal booy mu ne ko naam ñëw naa mu ne ko demal jox lii yàkkin booy bi dem ak tànku neenam di daw j'espère que après jëndal ngeen ko bisco chips tampico xaw ma la nag lan ndax booy il le mérite affaire bi tëll si benn égat bi lu mu wane 6 gars yi tax may wax lii di ngeen comprendre tous les détails vont être clairs ak fii rek peut-être ñu wax booy affaire bi wane 6 ay nit di parier ñii di teg seen téléphone ñi yàkkin sax bokk na si biir nga xam ne am na benn partie dañoo wane yàkkin mu teg joxe xaalis am ko teg téléphone am léegi nag dañuy ñëw benn par benn début bi xale bu ñu gis déjà muy égat di foo ak ay moromam tey ñun ñëpp jaar nañ si égat nous sommes tous passés par la égatisation de les égatisations des égats la déposisation des sànni des maay fàttaliku sama benn boy xale dafa ma gagné woon égat may jooy mu yërëm ma delloo ma samay égat ma ne ko merci beaucoup j'avais pas besoin de cette pitié mais je le prends quand même parce que mënu ma ko perte jëndoo ko léegi man li ma gis boy bi di égat gaan bi woo ko léegi mu am beneen partie bu ñu wane yàkkin affaire de si man ñaari kii lay wane quoi saa wane day wane tey yàkkin temps xale ak yàkkin temps booy 2 yàkkin man noonu laa comprendre nag après nag lu waxuma leen li ma leen wax dëgg mooy dëgg wala du dëgg vous êtes libre utiliser seen xel paccaxee ko ñu ma xëy leen ko lu leen neexee quoi mais tey lu ma bëgg a xam mooy tey ak égat bi nu yàkkin doon foo man ni ma ko mën a comprendre temps xalem la loolu moom temps xalem la comme ñun tamit suñu temps xale ki tàmm nañ fooyee dara bëggoon nañ fooyee dara mais moom égat bi mën nañ ko jàppee comme rab di ngeen comprendre li ma bëgg wax égat bi mën nañ ko jàppee comme rab bu mu doon foowee temps booy depuis temps booy da ko doon foowee jàppee ko woon quelque chose au sérieux même si le gosse il était peut-être talentueux di wax di wengal gémmiñ sax temps xale ñu naan ko yàkkin mu naan ñaaw kaay mu naan wéy di def noonu loolu yëpp léegi nag buñ ko woowee jox ko benn clé peut-être man ni ma jàppee son yi ñu ngi si loolu ñëpp xam nañ ko mais dañoo tëll affaire bi wane benn 6 wane yàkkin wane bu mu nekkee wane ko en ce moment yàkkin moom ak yeneen nit c'est là que nag entre la vivacité de l'action fii nag laa bëgg borom xel yi ngeen déglu léegi man ni ma mën a jàppee partie bi nga xam ne wane nañ yàkkin dafa am partie booy yàkkin partie mag yàkkin temps mu doon fooy rab bi léegi mu dem ba màgg muy commencé di jàpp affaire bi au sérieux les gars yi mu nekkal di parier ndax di li yëpp après dinaa ko teg ak ay lyrics de ne lyrics bii la àndal parce que man du ma wax si neen léegi booy ni mu nekkal di teg ku nekk loo ñe en si man benn message la rappeur bu nekk loo ñeme ñàkk te si li loo ñeme ñàkk boobu moom daf ko jaarale si bu mu nekkee temps booy parce que ñu ñëpp si jaar maate woon naa man ak sama mag dañu doon égaat ay mbiskit dañu doon égaat reer ak xoolal ma naan rek dañ doon dice reer ak reer bu ñu ma dégloo xam nañ lu may wax ay salle de jeu ma mbaytaay ma doon foo ay ñoom maxu ñëw play xaalis yi di dàqante ak yooyu mais moom nag loolu nag à travers un message mën naa jàpp ni rappeur de sa génération ñoo ko wër encore léegi ku nekk tey du ñëpp a mën a gagner parce que si biir mi ngi koy wax si biir am na fu mu koy wax naan du jën yëpp a nar a teey
dégg ngeen si lyrics yi mi ngi naan duñ yëg jën yëpp a nar a teeri rappeur même buñ ko jàppalee rappeur sax si biir ay xaritam parce que boo leen xoolee fu mu nu mu ubbee affaire bi dëgg mi ngi naan noonu tey mën na doon àndandoowu démb maanaam si biir égal sax boo xoolee yow foo yooyu en général da nga siy nekk ak say xarit da nga siy nekk ak ñu dul sa xarit da nga siy nekk ak ñoo xam ne sax àndandoo lañ di nga si nekk ak ay faux culs moo tax tey bu mu demee ba màgg ba commencé di jàpp rap bi au sérieux tuuti mais jàppee ko woon tellement au sérieux malgré le jeune il était talentueux mais amoon na ñoo xam ne ñu ngi woon si suuf ñii ñu ngi jéem a gor ñii ñu ngi jéem a raw am na ñoo xam dañuy jalousie léegi nag affaire bi loo ñeme ñàkk léegi nag qu'est-ce qu'il transmet dedans boo leen xoolee lu muy égaat yëpp dafa jot benn appel te appel bu mu jot ñu ngi koy prévenir ne que ñu ngi koy indi sil clé bi léegi fii c'est très important parce que image bi day waxte ni ngi koy wax si lyrics bi parce que fii boo xoolee xale bi mi ngi Yakin mi ngi jot appel xale bi mi ngi daw di dox si tali bi di wër Yakin bu mu gisee Yakin ñëw di ko jox clé bi mais boo leen seetloo à un moment y a une hésitation entre joxe bi bu xale bi di joxe clé bi ak bu ko Yakin di téye dafa xawoon dëgër tuuti jël bi dafa dëgër joxe bi dafa dëgër foofu man ni ma comprendre c'est un moment boo xam ne y a une dotation de la doutée des doutes maanaam dafay doute entre jàng bi ak rab bi soit jël jàng soit jël rab di nga nag loolu mooy àdduna di nga toog benn moment boo xam ne il va falloir sacrifier ça pour faire ça on ne connaît jamais ce qui est juste ce qui est bien mais il faut toujours foncer toujours dedans mais mooy tout dans c'est-à-dire pëccax mais fonce ok moo tax si biir lyrics bi boo xoolee mi ngi naan entre jàng ak rab bu may tàmm yéen a comprendre entre jàng ak rab bu may tàmm te man ni ma mën a comprendre entre lu tax ma ne leen xale Yakin ak grand Yakin lu mu jàppoon di ko foowee temps xale tamit dina bokk si projet mafia bi daanaka dundu Yakin gën di gis vous allez découvrir Yakin même s'il y aura des pàccax et des ñamar et des pics et des paches et des tontu et des réelo parce que ci biir maa ngi dégg ay Pablo maa ngi dégg yeneen xam leen ni gars yi su ma paree si lii nii ma wax dinaa dugg si benn 4 wala 3 punchline ok léegi bu ñu ko joxee affaire bi léegi ça veut dire que bu mu ko xëccee def na choix il a fait un choix entre le présent et le futur loo xam ne day am benn conséquence soit positive nag. bu xoolee léegi après remise de clé beeg pàcc ma ñama pàcc pëx yuy daw bay pëx bay daanu di faxas du tëll mu jot appel ay nit ñëw jël si ko nit yi ñu def leen si ne leen waaw mën ngeen ñëw daf leen bëgg wax moomatul boppam c'est fini maintenant jël na décision ne si rab bi laay dem mi ngi jox ak rab bi lenn am na lu mu jàppee woon sérieux moom di ko jàppee foo les gars yi dem nañ ba nga xam ne lu ñu ko wax nee nañ ko booy mu ne booyu amul montre nee nañ il est temps mu fay la dëggantaan maanaam léegi moom il est temps mu lekk si moo tax kon def na si job il y a des gens derrière lui il y a des pëtëx des pax des nax des lax des paccaxe que ça soit des paccaxe boy que ça soit des paccaxe girl que ça soit des muñani girl lépp ñu ngi si moom mi ngi ak staff bu baax ba nga xam ne tey man daal am naa njort ni que mafia bi bu génnee ñu ñëpp dinañ si gis suñu bopp te loolu am naa si peut-être benn loolu mën na ma wóor quoi xaw ma lu xew nag si biir mafia bi mais loolu leer na ma mais leer na ma dina am ay mbappat yu grave si biir tamit ay rappeurs yoo xam dinañ leen dóor ba ñuy naan yàq sama ndey dootu boo ko def Yakin boy bu ko seere waaye bu ko visé bu ko seere bu na sérieux bu mu demee gis nañ ne 100% pare nag loolu léegi sama gars yi damay ñëw léegi je sais pas si j'ai bien expliqué ou pas mais voilà wax na ma en commentaire bu la fàtte ba abonné partage la léegi dañuy dugg si benn 4 bar wala 7 bar léegi nag bii si man am na ko moom te j'en suis sûr ni si mafia bii nii dina feeñ loolu man daf ma leer j'en suis sûr. les gars yi damay ñëwee si début bi quoi dama leen di liiral après wax bu may choisir mi ngi naan noonu tey mën na doon sa àndandoonu démb nawet lu mu liggéey la noonu di denc ngelaw du liw te tàngaay musul féex dem ngelaw du liw ngelaw buy liw amul tàngaay buy féex amul maanaam tàngaay en propre mi ngi mel ni man ma doon tàngaay mënuma féex parce que tàngaay lay dégager ma doon ngelaw mënuma liw parce que man maay liwalaate fo incroyable nee na ma buna doon it
mu ne doo ñu napp ni kuy jàpp requin si dex dem doo ñu napp ni kuy jàpp requin si dex doo ñu napp maanaam doo mën nañ ko jàppee doo yóbbu fitam mais tamit doo ko jël pour teg ko sa côté di profito si moom di make money si moom mais tamit doo ñu napp ni kuy jàpp requin si jë maanaam doo ko ñeme tu n'oses pas jege ko parce que tey kan moo ñeme jege rek en tout cas pas moi non. après mu ne tëj sama gémmiñ bopp bi di wax oh damn lu mu wax bu bëri baaxul job mooy fay maanaam dafa noppi sëgg di job bopp bi mooy wax texte di xalaat di fat-fati di ñax-ñax ok après mu ne dëkku metti di daanu di jógaat dañu war na xas nañu ba joxe suñu kàddu waaw di dëkk di daanu di jóg waaw muy metti ngay fatax di jógaat waaw neen daf ko war parce que joxe na kàddum kon ngor la neen maanaam nee na liggéey di xoosu ba gaana di tàccu gaana ku loxo bu gaana xam nga munoo feebaru gaana feebar ba gaana di tàccu nice peut la c'est ça depuis kii ba gaana di tàccu yàlla bu ma gaana sax wiccax après mu ne Pablo yorul gànnaay di lay jam Pablo yorul gànnaay lii duma si waxagum léegi lu ma leer ni dina feeñ ci mafia bi loolu j'en suis sûr Pablo yorul gànnaay après ça amoo fi morom comme ku lay daan boo amul morom boo mënee ñëpp lu la def entre jàng ak rab bi bu may tàmm comme li ma leen doon wax sànq mën nga déglu ginnaaw mën nga dellu ginnaaw même boo solee ay tànk mën nga dellu ginnaaw même boo borom nopp yi ñoo ko moom boobu duma ko kii boo yu amul montre nee nañ il est temps mooy lu ma leen waxoon il est temps mu fay la dëggantaan rab bi fay ko mu lekk si moon yi dem daal di am sponsor bëti ma ñu wax ma la alaa acca amul bàyyi après mu ne rab laa bëgg def aw ma amul waay géeju sàngara boo may jaay doole rek ngay yéeg dem géeju sàngara boo may jaay doole rek ngay yéeg maanaam nga jaay ko doole mu jàpp la faxas la ko ba nga miir doo xamante fooy nekk allahu akbar mais nice gars yi man bii daf may rey quoi nee na du jën yëppay teer yi comme lu ma leen doon wax sàng fee bu ñuy def feetu fay doo ñeme ñàkk dina am ñuy gañe am ñuy perte du jën yëppay teer yi mu ne nanga capitaine mais mi ngi def allusion à capitaine Brassard tamit mu ne tekk bracelet ni bangaas tekk bracelet ni bangaas yéen a ngi dégg ça vient avec ce que je veux dire succès di la xeeñ ni yamba xetu yamba foo ko xëcc gars yi yéeg sax naan yamba waxoon naa ko ba daa yamba muy daal waxoon naa la ba de astafirullah la ilaha illallah mu ne bëri ay seeni viser sama yoon tirer sama njëriñ bii daf may rey viser sama yoon tirer sama njëriñ wane sama job nëbb sama mettit dem lii il faut ñu def sama yoon jël sniper ne teg mu taxaw mu ne yoon bii laa bëgg jël te dama koy atteindre j'ai cet objectif te maanaam lii la def objectif am ne man lii laa bëgg doon lii laay defi c'est décidé je vais être rappeur yoon bii laay jël viser sama yoon tirer sama njëriñ maanaam cible bi di lu mu bëgg doon di lu ma si bëgg fayeeku ne lii laa si am lee laa si am viser na ko ba teg ko coup ba ne ko balu bopp shoot balle dans la tête shoot balle crash sur la ba taw dama lay daw ba taw bu may daw affaire day daw mais boy exactement mu ne wane sama job nëbb sama mettit maanaam oh nice wane sama job nëbb sama mettit gars yi dinañ dem nga xam ne bu ñu gisee Yakin duñu xalaat sax fu mu jaar parce que rab bi dina ko fay tellement moom mii sax dina fàtte mettitam booy xool parce que fay na ko le job à payer après si fin bi nag fi ñuy tëjee am na benn baar bu ndaw bu naay buy wane ni moom du martaat mooy bu mu naan ay pour jënd sama ngor foog nga jënd ngoru bépp mbindeef bu ngore si àdduna maanaam kenn mënu ko jënd mënoo dara si moom du martaat du xàppataat du tara muy liir muy mag buy jeune muy ado waaye bu dee jigéen dañ koy xoolaat day saf après mu ne toppal si Yakin ndax Yakin toppul si kenn dama siy topp ni Boy Djiné tàq la wala waaw dama siy topp ni Boy Djiné su ma juuma loolu la wax je me rappelle plus mais nee na toppal si Yakin ndax Yakin toppul si kenn dama siy topp ni Boy Djiné maanaam dina yëm gém bi ni Boy Djiné bu ñu demee ba naan non Yakin mi ngi kii kenn déggatu ko rek mu génnee dara ne leen pax gars yi na woy ay Yakin il est revenu Yakin mi ngi nelaw génnee tout mu génne waa taf gém bi na yaay tremblement de terre gars yi fii laa koy tëjee peut-être ma ñu ma pax génn wasalaam